salaamaaleykum mbokki taalibe yi man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr depuis Torino maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax. Alors tey nag dañuy ñëw ci benn vidéo bu gaaw tënkal leen fi ay information yoo xamante ni bi donc ci IMS la jógee ak beneen décret boo xamante ni bi ministre bi yor wàllu économie ñu koy wax Roberto Galtieri ak ministre bi yor wàllu liggéey ak politique sociale ñu koy wax la signora Nunzia Catalfo ñoom xamle nañ ne am na beneen décret boo xamante ni bi ci fan yi di ñëw donc dinañ ko voté waat génne ko jëmale ko ci partita IVA yi nga xamante ni dañ leen a génne woon ci décret ristori bi ñu voté barki démb te concerné wu leen woon muy fondo perduto bi nga xamante ni bi agence Entrata la ñuy defee demande bi. alors xam ngeen ne décret ristori dafa tànnoon ay partita IVA yi nga xamante ni bi ñoom ñooy def restauration wala bar yi wala ñi ci ubbi salle de jeu piscine wala salle de sport ñooñ la jagleeloon donc demande fondo perduto pour il decreto ristori. alors ministre bi yor wàllu liggéey ak wàllu économie xam la nañ tey ne am na beneen décret buy ñëw bu ñuy wooye il decreto ristori bis décret boobu nag nee na ñi ko tax a jóg mooy partita IVA yi nga xamante ni bi bokk ñu woon ci décret bu njëkk bi dañ mën cee jàpp ambulant yi commerçant yi artisan yi ñiy def vous compra ak imprese yi maanaam ñi nga xamante ni bi rek partita IVA lañ yor te bokkuñu woon ci décret bu njëkk bi nee na décret bi mujj bii ñuy voté te ñu tudde ko ristori bis ñoom ñoo ko tax a jóg te demande fondo perduto lay doon boo xamante ni bi dina commencé 1000 € jëm kaw donc chiffre bi dañ koy doubler par rapport ak 1000 € yi nga xamante ni bi partita IVA yi amoon nañ ko te decreto di rilancio indi woon ko ci mois de mai bi. kon loolu lañ doon leeral mbokki taalibe yi alors buñ jógee ci loolu dañuy ñëw ci ay information yoo xamante ni bi ay leeral la ak ay circulaire yoo xamante ni bi IMS moo ko génne pour leeral ko ba tey lavoratore ak ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo defoon demande yi. alors xam ngeen ne décret août bi indi woon lu ñuy wooye l'indennità comprensiva di 1000 €. alors pratiquement mooy xeetu liggéeykat yu ñuy wooye stagionali termali e dei stagionali stagionali donc del turismo e dei stabilimenti termali dello spettacolo incaricati alle vendite porta a porta. allora autonomi privi di partita IVA ak intermittente mooy borom contrat accamato yi ñooñu décret août bi moom moo indi woon indemnité 1000 € yoo xamante ni bi moom la ñu wooyee l'indennità comprensiva nga xamante ni bi donc buñ ko dugalee rek te le 15 août fekku leen woon ci liggéey donc dinañ leen ko fay wala ñu doon jël nas bi. alors dafa mel ni même décret boobu rek lañ renouveler waat ci décret août bi ñu voté barki démb donc même catégorie liggéeykat yooyu rek la ñu renouveler waat bonus bi pour beneen 1000 € te nga xamante ni bi moom moo bokk ci decreto di ristori bi ñu voté barki démb. IMS moo ngi xam ne decreto agosto bi demande yi dina dem ba le 13 novembre donc ku defutoon demande yi rek mën nga dem gaaw def demande bi boo amee réquisites yi ndax le 13 novembre lay escadere donc ñi defoon demande bi tañ jotoon leen ko fay nee na jërut ñuy def beneen demande paiement bi donc c'est automatique noonu la ko IMS leerale ci biir circulaire bi. alors leneen li IMS leeral ci biir circulaire bi mooy ñi war a def demande reddito emergenza bi te décret bi yokkal leen ko yeneen ñaari weer ak cassa d'integrazione bi ak donc ñi nga xamante ni ñooy lavoratore sportivi yi ñooñu am nañ temps fii ba le 30 novembre pour def demande bi donc demande boobu mi ngi war a jeex le 30 novembre am nañ temps pour def ko balaa donc le 30 novembre pour mën a demander bonus boobu noonu. alors leneen liñ ciy dolli ba tey mooy IMS ba tey moo ngi xamle ne alors reddito emergenza bi ñaari weer yi décret ristori bi indi woon ku defutoon demande bi mën nga gaaw def demande bi pour yeneen ñaari weer yi fii ba le 30 novembre ak cassa d'integrazione bi noonu la ko décret bi xamle. alors jëm ci ba tey paiement cassa d'integrazione bi IMS indeegul benn leeral boo xamante ni bi donc leeral na ko jëm ci kañ lañ koy fay muy ñi nga xamante ni bi donc ñoom ñoo nekkoon cassa d'integrazione bi. alors wax na ba tey ci proroga NASP bi nga xamante ne bi décret août bi moo ko indi woon nee na paiement yooyu pour proroga NASP bi ñi nga xamante ni dugaloon nañ ko nee na paiement yi démarré na depuis le 2 novembre ak ci biiru weeru novembre bi yëpp nee na dinañ ko fay ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo bokkoon ci proroga NASP bi. alors ba tey IMS moo ngi xamle ci biir circulaire bi ne décret agosto bi nga xam ne moom moo indi l'indennità onnicomprensiva pratiquement moom la ñu renouveler rek ci décret
ristory bi ñu voté barki démb. Donc xeetu laboratoire yi ko dugaloon fee rek ñoom automatique la jëriñ ñu koy dugalaat. Donc ci deuxième décret bi ñoom bokk nañ ci te paiement bi automatique lay doon te ñu ngi am yaakaar ci ne décret ristory bi à partir du 11 jëm ba le 15 1000 € yooyu noonu incha allah dinañ ko fay loolu la ko IMS xamle. Alors dañuy ñëw gaaw wax ci paiement IMS yi nga xamante ni moo ngi concerné ci weeru novembre bi. IMS moo ngi xamle ne ci circulaire ne le 10 novembre ñi nekk NASPI war a fayeeku NASPI paiement yi dina commencé le 10 novembre jëm kaw. ñi nga xamante ni bi dañoo nekk pensionato donc ñoom nee na paiement yi dina commencé le 2 novembre jëm kaw. bu fekkente ni bi sa compte corrent nga joxe woon depuis le 2 novembre donc commencé nañoo fay jëm kaw ci ñi nga xamante ni ay pensionnaire la woon te joxe woon seen compte corrent. bu fekkee ñi nga xamante ni bi nag livretto postale lañ amoon maanaam doon dem poste pour jëli xaalis bi IMS moo ngi xamle pensionnaire yooyu seen paiement depuis le 26 octobre li commencé le 26 octobre ba le 31 octobre donc mën nañoo dem poste pour jëli paiement pensionnaire yooyu. Alors bonus bébé IMS nee na dinañ ko fay le 15 ba le 20 novembre 2020 bi ñu nekk. bonus Renzi ci weeru novembre bii nii te nga xamante ni bii ñi ko doon fay ñooy désoccupato yi nekk désoccupato NASPI ak ñiy jël assegno AP social ak ñi nga xamante ni bii donc ñoom ñooy désoccupato yi te seen reddito annuale matut 8000 €. ñoo moom li ñuy wooye donc bonus Renzi nee na bonus boobu dinañ ko fay donc ci biir weeru novembre bi ñu nekk. Alors ñi nga xamante ni dañoo yoroon li ñu wooye carta acquisiti mooy carte yooyu nga xamante ni dañ la koy jox di la ko karikareel ñaari weer yu nekk 80 € muy nekk donc 60 €, 160 €. nee na carte yooyu ñi nga xamante ni bi donc yor nañ ko te ñaari weer yu mujj yi ñu leen war a karikeel jëm ci novembre ak décembre nee na dinañ leen ko karikeer donc méta novembre noonu la ko circulaire bi xamle. alors ñu wax ba tey ci paiement reddito emergenza IMS moo ngi xamle ne ñi nga xamante ni bi dañ ko renouveler woon te jeexaloon ko te renouveler ko 18 mois yi nee na seen fay dina seen premier fay ñu ngi ko jàpp ci le 15 ba le 27 novembre bi ñu nekk pour ñi ñuy ricaricale reddito carte reddito di cittadinanza. alors ñi nga xamante ni bi ñoom it amoon nañ ko muy dem ba tey ñoom it paiement bi donc dara du ci changé le 15 ba le 27 donc ci lañ ko jàpp. alors IMS ba tey moo ngi xam ne képp koo xamante ni bi da ngaa envoyé woon sa demande de reddito cittadinanza ci weeru avril bi 2019 yow weeru novembre bii nii nga ko war a jeexal. moo tax mu ngi xam ne képp koo xamante ni bi rek da nga ko sa demande reddito cittadinanza avril nga ko dugaloon donc yow weeru novembre bi kenn du la ko ricaricaleel parce que fii ba le 30 novembre may nañ la nga dem rénover ko pour mën a amaat yeneen 18 mois yi ci yow mi nga xamante ni bi donc reddito di cittadinanza bi yaa ngi ko dugaloon weeru avril day escadere novembre donc novembre bi kenn du la ko mën a fay il faut que nga dem renouveler ko donc am nga temps fii ba le 30 novembre pour mën koo renouveler pour ñu commencer di la ko fay. alors moo ngi xamle ba tey képp koo xamante ni bi da ngaa defoon demande reddito cittadinanza ci weeru mai 2020 nee na loolu amul benn changement ba tey kooku day continuer di jot paiement ci heure bu waxtu wi jotee mooy le 27 ci weer wu nekk rek bu jotee incha allah dinañ ko ricaricare normal kartam. wax na ba tey ci pagamento reddito di emergenza donc nee na reddito emergenza ñi nga xamante ni bi fayaguñ leen 3e rata bi maanaam 3e weer bi nee na ñooñu seen 3e weer dinañ leen ko fay ci méta novembre bi ñu nekk incha allah. nee na képp koo xamante ni bi da ngaa dugaloon demande entro il 15 ottobre muy reddito di emergenza bu fekkee te ni bi yow da ngaa dugaloon sa demande entro il 15 ottobre 2020 yow dinañ la fay donc ci méta novembre bi ñu nekk 3e rata reddito di emergenza bi. alors IMS ba tey moo ngi xamle ne ñi nga xamante ni bii donc bokk nañ ci ñaari weeri reddito emergenza yi te décret du ristori bi indi ko may nañ leen ñu def beneen demande bu bees fii ba le 30 novembre ci weer wi
bu passé date boobu rek donc dutuñ mën a présenter beneen demande xanaa ñuy xaar rek beneen circulaire IMS peut-être mu def ko automatique ci ñi ko amoon wala peut-être ñu xaar circulaire boo xamante ni bi moom mooy génn pour leeral nañ la ñuy defee demande ñaari weeru reddito émergence yooyu nga xam ne moom moo ñëw ci il decreto di ristori nga xam ne donc dina dem fii ba le 30 novembre. alors lu jëm ci bonus 1000 euros IMS moo ngi xam ne dinañ ko fay ci weeru novembre bi ñu nekk au plus tard le 11 ba le 15 novembre. cassa d'integrazione bi ba tey IMS moo ngi xam ne ñi ko defoon te seen datore di lavoro defal leen ko wala ñu defaloon ko seen bopp nee na ñoom mën nañoo contrôler session pagamento online bi donc dinañ leen ajournel foofu datu paiement bi ak kañ la xaalis bi di disponible ci ñi defoon demande cassa integrazione bu ñu demee ci li ñuy woowe donc fascicolo previdenziale bu ñu demee ci donc fi ñuy woowe pagamento dinañ mën a gis donc moment bi nga xamante ni bi ci lañ leen di mën a fay donc demande bi. alors ba tey moo ngi wax ne ñi nga xamante ni bi dañoo dugaloon cassa d'integrazione ba tey fayuñu leen nee na ñooñu nañ jege seen datore di lavoro laaj leen ba xam maanaam lan moo tax cassa d'integrazione bi kañ lañ defoon demande bi donc ñi nga xamante ni bi jotaguñu seen paiement cassa d'integrazione nee na mën nañoo donc laaj seen datore di lavoro kañ leen defoon donc demande cassa d'integrazione boobu pour mën a xam donc paiement bi kañ lay ñëw. alors fi ñuy jeexale mbokk yi wax nañ leen ko ci commencement bi mooy donc nouvelle bu bees la boo xamante ni bi moo ngi concerné mbokki taalibe yi nga xamante ni bi ñoom ñooy def ambulant ak commerçant yi ak artisan yi ak ñiy def vous compra ak partita IVA yi nga xamante ni impresa lañ yor te decreto ristori bi ñu voté bërki démb ñoom ñu génne woon leen ci ministre bi yor wàllu économie ak wàllu liggéey fii ci réew mi ak politique sociale moom xamle na ne am na beneen décret bu bees buy ñëw ñu koy wax decreto ristori bis ñu ngi ko jagleel donc ñi yor partita IVA di def ambulant artisan ak donc impresa yi ñoom moom décret boobu donc beneen bonus lay doon boo xamante ni bi dina commencer 1000 euros jëm kaw donc agence Entrata ba tey moom moo koy joxe ñu koy wax donc fondo perduto donc mën naa am buñ ca tolloo ku ko jotoon ci mois de mai bi rek peut-être jurut ngay présenter waat demande IMS dina la ko déggal agence Entrata dina la ko fay automatiquement koo xamante ni bi aussi defe woon demande bi mën ngaa def demande bi donc bu fekkee décret bi incha allah dina génn ci fan yi di ñëw donc daal liñ ciy jàpp daal mooy mbokki taalibe yi nga xamante ni bi bare woon na ci yu baree bari ñu ma doon woo di ma laaj ndax décret ristori bi ñoom ñi yor partita IVA ambulant commerçant ak artisan wala impresa bokk nañ ci te ñoom bokkuñu ci woon donc mën nañoo wax alhamdulilah am na beneen décret bu bees boo xamante ni bii ki ko xamle mooy ministre bu yor wàllu économie ak wàllu liggéey Roberto Galtieri ak la signora Nunzia Catalfo donc am na beneen décret buy ñëw pour partita IVA yi marchand ambulant yi artisan yi impresa ak commerçant yi beneen bonus boo xamante ni bi donc fondo perduto la pour ñoom ñoo ko tax a jóg buñ ci tolloo incha allahu rabbi rek nañ ko gën a leeralaat mbokki taalibe yi. leneen li ministre bi xamle ba tey bokk na ci lu ñuy wooye donc nee na am na yeneen fonds yoo xamante ni bi ñu ngi koy wooyee la legge di bilancio nga xamante ni bi 2021 la nee na dinañ ci prévoir fonds yoo xamante ni bi dinañ accompagner lavoratore stagionale a tempo determinato donc ak lavoratore intermittente yi ak lavoratore précaire yi ñi nga xamante ni bi daanaka seen liggéey jamono yi demewut noonu mbaa ñu ñàkk seen liggéey ndax jamonoy coronavirus bi nee na dinañ leen prévoir donc indemnité boo xamante ni bi dañ leen koy prévoir pour ñoom ngir ci biir 2021 bi ba keroog ñuy mën a am liggéey nee na loolu mën naa nekk bonus buñ leen di jox wala ñu yokkalaat leen naspe bi pour yeneen ñaari weer wala donc ñu créer leen beneen fondo perduto boo xamante ni bi donc dañ koy mën a dugal ñu leen koy fay ba keroog ñuy mën a amaat liggéey loolu ki ko xamle mooy la signora Nunzia Catalfo jëm ci ñi nga xamante ni bi seen situation jamono yi dañoo ñàkk seen liggéey ak ñu nekk ay stagionale a tempo determinato jëm ci atu 2021 incha allah
donc ñu ngi leen di sant bu baax a baax mbokki taalibe yi di leen gërëm seen mbokku taalibe Mor Talla Sarr jërë ngeen jëf.